waaw asalaamaaleykum mbokki Tivaouane ñu ngi fii ci terrain basket bi nga xam ne mooy terrain handball bi nga xam ni nekk fii sa Abacar Sy ñu ñëw fii ànd ak ki nga xam mooy Mansour Dabo nekk un jeune boo xam ni tey jii nekk le président des réseau des entrepreneurs ici à Tivaouane nekk doomu Tivaouane nekk aussi tamit conseil municipal ngeen ñu suivre en direct si Ndox TV ak Kadaskambi TV la voix de la jeunesse ñëw tey fas yéene ñëw ànd ak ñi nga xam waa Renaissance handball mu ñëw fas yéene indi benn ndimbal pour jàppale leen ci début saison bi nga xam ñu ngi koy waajal ñu ngi nii ak ki nga xam moom mooy seen coach donc coach ñu bàyyi la nga sànni ñaari baat par rapport ak ci ñëw bi nga xam Mansour def na ko en tant que doomu Tivaouane ñëw seet si leen fas yéene leen indi ndimbal pour jàppale leen ci début saison bi. D'abord ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi ñu ngi remercier Mansour Dabo bi parce que dafa def tey loo xamante ni lu am importance la parce que boo xoolee depuis un mois ñi ngi daw ñi ngi dugg ñi ngi génn pour wut ay moyens yu ñu entretenir équipe bi parce que kenn ku ne xam nga ni dans 2 mois championnat bi dafay commencer te ren dañu am ay ambition yoo xamante ni nii mooy yiñ daan am parce que c'était difficile année yi passé ren nag ñu def boo xoolee ab kii élage bi mu ñëwee léegi mi ngi naan xanaa équipe bi dafa changé effectivement équipe bi dafa changé parce que Birima Koumba bii mooy capitaine équipe bi moom depuis muy def C1 ba léegi mi ngi ci équipe bi def na ay coupe d'Afrique ak équipe bi def na ay coupe du monde ak équipe bi ñii fi nekk aussi ku mel ni Maguette Ndiaye ku mel ni Boury Mbaye mën naa leen si tuddi depuis primaire ba léegi ñi ngi si équipe bi te ci terrain bi lañ nekk di fi entraîner ren xale yi depuis 3 ans ñi ngi leen doon former ñoom tamit yéeg nañu en senior daaw on a fait du 100% Tivaouane pourquoi parce que les moyens ne suivaient pas ñu wax dañuy def maintien bi sax dem na ba ñu am ci ay ambition parce que dem nañu ba ñu jouer presque je peux dire les demi-finales ren nag dañu amaat beneen ambition moo tax ñëwam bi am importance pourquoi parce qu'on a besoin de moyens moom bu ñëwee en tant qu'entrepreneur fi may njëkk a waxee ak moom mooy terrain bi ku ne xam na ni terrain bi dañ ko doon defar li ci des bareetul lan moo ci des mooy enrobé goudron 120 mètres de goudron pour que terrain bi mën a àgg. Voilà, merci beaucoup Cheikhouna ñu remercier d'abord Mansour ci geste bi mu def remercier aussi tamit Ndox TV ak Kaddu Askan Wi ci tamit déplacement bi ñuy def di nuyu waa Renaissance gépp ak délégation bi Mansour Dabo àndal parce que sànq def nga présentation bi xëy na peut-être loolu Serigne dina ci gën a ñëw mais membre la boo xamante ne ni aussi ku am pas-pas la biir Tivaouane parce que li tax ñu wax ko moom moo jiite les jeunes entrepreneurs yi nekk à Tivaouane aussi tamit nekk conseil municipal nekk aussi membre du conseil communal de la jeunesse pour Tivaouane nekk un ami à nous bi ñu ko sollicité waxtaan ci ak moom wax dëgg yàlla tardewul à réagir dañ koy wax dans l'immédiat mu ne loolu du ma ko waaj dans les premiers temps naa seet si xale yi def sama contribution bu njëkk lu ci des après ñu xool mais moom yéeneem ci biir équipe bi yaakaar naa ne bu ñëwee ba ca kanam xale yi dañu ko xam parce que loolu aussi nitu kàddu la nitu parole la rafet na nag bu bàyyi léppam ñëw seet si ñu jaajëfal ko ci li mu def parce que tamit du lu ndaw. waaw tout d'abord dañ leen di nuyu ci seen teewaay di la nuyu Mansour man je me nomme Birima Koumba Ndiaye je suis la capitaine de l'équipe di wax aussi autorités yi ñëw comme ni ngeen ko defee nii ndax ñu ngi waaj a débuter championnat yi te ñun lépp lu ñuy def rek pour Tivaouane la suñu gañee coupe pour Tivaouane la donc nañu ñëw jàppale ñu parce que bëgg nañ aussi ñu defaral ñu suñu terrain bi parce que métti na aussi ñuy jouer di am ay blessures affaire yooyu noonu donc daal nañ ñu ngi lancer appel autorités yëpp pour ñu ñëw jàpp ci handball bi parce que ñun aussi dañuy jouer première division te am na équipe yoo xamante ni ñu ngi jouer mosuñoo dem sax D2 donc ñu ngi leen di remercier Dabo Mansour Dabo di wax ne ni nga def nii na autorités yi ñëpp ñëw def ko. salaamaaleykum chers frères et sœurs ñu ngi leen nuyu yéen ñëpp kenn ku nekk si turam ak santam maa ngi tudd Serigne Mbaye Sy dëkk fii si Tivaouane jàngee fi yaroo fi màggee fi je pense que tey bu ñu fi ñëwee dañuy kontaan trop fekk fi suñuy frères ak suñuy sœurs ci li nga xamante ne nii mooy jëmale Tivaouane kanam. tey ñu gunge suñu xarit monsieur Mansour Dabo nekk un jeune boo xam te ni vraiment taxawaayam ci dëkk bi di lu ñuy présenté ndax depuis lors lu mu am mi ngi koy bokk ak waa Tivaouane lu mu yëg aussi ni Tivaouane soxla na ko mu taxaw ci bu baax a baax bi mu ñu waxee lii ñu sawar ci trop na ko vraiment nañ dem buñ demee aussi engagement bu ñu fa mën a jël wala lépp loo xam ne am nañ ko comme doole dinañ ko apporter
ñu ànd aussi ak suñu frère monsieur Mansour Faye nekk aussi un jeune entrepreneur ci Tivaouane di liggéey Sonatel vraiment am fa taxawaay bu am solo nekk aussi jeune bu dynamique buy def social aussi ci wàll wi nga xam ni ci la féetee bëggul sax toujours di feeñ mais aussi c'est un jeune vraiment très dynamique incha allah ak monsieur Ramos lañ koy wax Moussa Ale moom aussi ku ne xam na ko sportif bu mag la nekk fii dëkk Ndutu di football nekk aussi étudiant bokk ci kuréel gi nga xam ne ñoo diriger étudiants yi nekk Tivaouane di jàngee Dakar à l'UCAD moom aussi di rafetlu taxawaayam juste élage comme li ñëpp wax rek ñun foofu la ñuy rebondir xam naa duñ ci sori mais ñuy suñuy sœur lañu vraiment lu ñu mën dinañ ko def ki ma toogal nii rek tey laa koy soog a gis mais sànq ba léegi maa ngi xëcc mees yi moom aussi mu may xoos ce qui veut dire que ni ñun benn famille lañu lu ñu fi mën ci engagement dinañ ko jël. ensuite bu ñu paree aussi sàkk woon naa boo leen ñu mënee jox liste ñi nga xam ne ñoo fi teew ñu parrainé leen comme ça kenn ku ci ne nga jël engagement ni kii kat sama sœur la dinaa ko dimbali ci lu mu bëgg rek loo xam te ni samay moyen am na ko xam naa Mansour dina ci indi ay éclaircissement yu gën a sori donc pour ne pas vous tirer en longueur damay jox directement monsieur Mansour Dabo. jërëjëf Cheikhouna ñu ngi nuyoo di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah di jël nuyoo bi di ko teg ci loxo xalif général des Tidianes sëñ Babacar Sy Mouhamadul Mansour mu joxal ñu ko njaboot Cheikh Sidi Hadji Malick yëpp di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér sumb yu mu sumb ci diine jëg tarixa bi yëpp yàlla may ko ci ndam te ànd ceeg waa Tivaouane yëpp di kontaan bu baax a baax di ñëw fii nga xam ni mooy ci CM Ababacar Sy seet si suñu rakk yi nga xam ne ñoo nekk ci Renaissance Handball Club di patrimoine dëkk bi parce que Renaissance tey buñ ko doon jaay man dinaa ci am sama wàll donc kon buñ koy construire man war naa ci am taxawaay boo xam ne war naa ko ci am nuyoo bi tamit dañ koy lawal jëmale ko ci président Pape Damba comme ni mu ko waxee yàgg nañu solliciter ci lu mel nii waaye ñun tamit yàgg nañu am yéene pour ñëw participer ci lu mel nii di nuyu staff bi nga xam ni moo fi nekk yëpp waaye tamit di nuyu joueurs yi fi nekk yëpp nuyu tamit délégation bi ñu àndal sëñ Babacar Sy Mansour wax na ko léegi yaakaar naa duñu guddal parce que ñi fi jël kàddu yëpp doyoon na naruñu woon sax wax dañu yëg ni am na loo xam ni Tivaouane la ne comme ni ma ko waxee léegi muy patrimoine ñu am ci wàll yëg ni soxla nañ ndimbal li ñu yor ko si néew bu doon ñaar dërëm la sax dinañ ko indi bokk ko ak ñoom di leen jàppale ci biir ak ci biti incha allah comme ni ko Babacar waxee léegi coach wax ko problème yi nga xam ne wax na ko fi léegi souligné ko fi liñ ci mën a faj à notre niveau incha allah dinañ ko def li nga xam ne mënuñu ko dinañ uti ay partenaire wala ñu uti ay xarit wala ay am di jàmm incha allah wax leen ko li nga xam ne moo jëm ci terrain bi incha allah bu ñu yàlla yóbboo Dakar dinañ ci def daar ut ñu leen ci jàppale ba terrain bi ñu taxawal ko incha allah lu ñu mën tamit ci boole leen ak sponsor yoo xam ni parce que équipe bu toll nii ñu ngi ko wax nekk niveau mondial war na am sponsor bu mag bu topp ci ginnaawam di ko jàppale pour mu mën a dem ci compétition yi nga xam ni moom la bëgg ñun doomu dëkk bi nag balaa kenn di ñu jàppale ñun ñoo war a njëkk a jël suñu dërëm ak suñu ñaar dërëm def ko ci loolu rek lañ fi ñëwee yëg ni war nañoo ñëw indi suñu liñ ci am ñu indi ko fi en tant que doomu Tivaouane du sax ndomba tànk benn boo xam ne moo tax ñu ñëw fi waaye doomu Tivaouane yëg ni Tivaouane soxla na ñu am ñaar dërëm wala ñetti dërëm yu ñu denc ñu ni nañ ko indi bokk ko waa Tivaouane loolu rek la di leen gërëm di leen jaajëfal di wax ni wax ji du bari waaye incha allah dégg nañ li ngeen wax liñ ci mën dinañ ci jéem liñ ci mënul dinañ fexe xool ñi ko mën ñu woo leen ñu ñëw jàppale ñu ci di gërëm ñëpp di gërëm média yi nga xam ne ñoo ngi fi Ndox TV ak Kaddu Askan Wi di leen gërëm di gërëm waa Tivaouane yëpp di wax tamit autorité yëpp lii dañ ko def rek ngir woo leen am na ñu ñu ëpp moyen am na ñu ñu ëpp ay xame nañu leen woo ñu ñëw xam ne lii yëfu Tivaouane la waa Tivaouane ko moom ñu jàppale ñu ci fax fu mu àgg ëllëg dañ naan Tivaouane te bu boobaa ñu ñëpp a ci dugg wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaw comme ni ko sëñ Mansour waxee rek je pense que appel bi am na solo aussi tamit li mu wax leer na dafa ñëw en tant que doomu Tivaouane ngir jàppale ñi nga xam mooy Renaissance Handball Club et ci loolu yëkkati na enveloppe bu toll 150 000 francs jox ko ñi nga xam mooy équipe bi donc pour dimbali mu nekk un début boo xam ne vraiment c'est à saluer donc je pense que nit ki lu mu yëkkati ci alalam lu mu néew bu la ko joxe rek yaakaar naa ne ba mu koo gërëm donc enveloppe bi nekk na loo xam ne yaakaar naa ni waxuma sa compétition bi mais yaakaar naa ne mën na préparer saison bi pour que yi ci seen kanam ñu mën ci am ndam et encore une fois di remercier ñëpp di jaajëfal ñëpp di wax ni c'était votre chaîne YouTube Kaddu Askan Wi TV la voix de la jeunesse ànd ko ki nga xam mooy Mame Ndokh TV nekk El Hadj Mbengue nekk le meilleure chaîne de Tivaouane donc ñu ngi leen jox rendez-vous prochainement ci yeneen jotaay ci yeneen taxawaay merci beaucoup.